di proposer donc na naturel itam ci seeni xalaat ak seeni réaction di mettre di wax ci diggante Thione ak Youssou maa ngi ko naan ba ci digganteem ak ay frères am sax y a toujours eu polémique ak série sax moom voilà y a toujours eu polémique Thione Assane Ousmane bàyyi na Ousmane mer na Kéba dem na wax na lii am na lii Mapenda ak Lamine Naar ak sama classe gi nga xamante ni ñoom fekkeewuñu waaye bu ñu waxee dafay mel ni ñoo mais moom expliqué na loolu mais expliqué na ba sonn Thione déjà waaw ñaata vidéo la fi def ngeen ni c'est l'incompris xam nga dafa ni siiw du jaam yi borom maa ci xam dara lépp lu jóg rek yow lañ koy jiiñ yëguloo fekk woo ñu fentu wax yi ñaaw tey ko ci sa ginnaaw xaw ma waaw mu ne soo ma jegee su ma lan ko soo ma gisee di ma ree ma wan la ginnaaw nga yàq sama der yàq der googu nag bàyyi leen di bàkkaar merci yàq der googu bàyyi wuñ ci ñi mu bokkal bàyyiwuñ ci ñi mu bokkal liggéey bàyyiwuñ ci ay fansam bàyyiwuñ ci dara moom Thione daal vraiment xëy na ñun parce que nit ñi des fois dañ doon fàtte ni sax yéen a bokk waaw ñu dégg teel rek ñëw ne waa Thione lii Thione laa nit ñi te moom Thione moo doon koo xam ne boo ko cuqee rek mu réagir quoi dundul c'est naturel dafa naturel dafa spontané parce que xam nga Salam di wax ni moom dundul star dund ko xam nga man personnellement man loolu ci moom laa ko jànge way parce que bu ñaata manager la am wala ay xarit yoo xam ne ko mais Thione warul def lii mun la lii laay def lii laa xam man bu bëggee léegi génn dem jëndi caaf ci mer bi day wàcc noo dem jënd caaf boxam ko ci mbedd mi naan ci café gi affaire star ay ñu koy moo tax xale yi dañ ko daan kaañoo rek ñu ngi ko mujjee kaañoo ci veste boobu di ko reetaan di ko tiktok et tout ça loolu rek waroon nañu woon ni kii loolu daf koy dundal oyof la loolu Thione daf koy dundal tooñ bi parce que boo ko xoolee ci caractère am moom bu la ubbilul doo ko gaaw a ñemee dëgg la sincèrement parce que am na personnalité kanamam léeg-léeg sama yaay danaan dégg ni man da Thione dama ko bëgg waaye dama ko ñemal mun ko kanam géey diis rek waaye xol bi rafet na dara nekk ci yaay ndogay loolu daan wax ndogay sama xarit ba gis nga bi Salam di wax ci côté boobu ma dégg léegi aussi maître Ousmane wax ma dégg aussi Amadou Diagne wax ci côté bi nga xam ni même li nga daal mooy bàyyi wuñu woon kenn digganteem ak Youssou Ndour digganteem ak Mapenda digganteem ak Assane Ndiaye fu mu yegg rek ñun ñaa ko fa yegg mais naka ngeen ko daan dunde yéen ñi bokk comprendre nañ ko ñun Thione comprendre nañ ko ñun parfois xam nga nag nit lu ngeen comprendre aussi seytaane dafa bëri doole te dina dugg foo xam ni parfois ñëg day indi yenn yi du fa xaj waaye dina am lu mu def bu ko defee mu yàgg foo xam ni day dem ba nit rek la mun dekk fekk ne yàlla xam na ni Thione ku ko gën xol ci àdduna amul gisuma moo tax defar rek lay def foo ko fekk ma ngay defar ñu dëngu man am na koo xam ni pendant les 10 ans boobu duggaguñ ci 11e 12e 13e année chaque fois bu ma koy fay xaalis kooku laa koy jox mu yóbbu ko 10e année gala bi ma am problème ma kooku yónni wu ma ko pour mu yóbbu xaalis bi ma yebal keneen mu dem mun ko yow ana diw mun ko laaj ko Amadou Diagne mu ne aha mu ni waaw naka la kooku génn dem rek Thione daal di woote ki topp ci man sama vice président ni ko waaw dama gis diw moom daa indi xaalis bi ci ren keneen moo fi ñëw mun ko daa am problème ak Amadou mun va bene daal di jël téléphone am woo ma ni ma Amadou foo nekk ma ne ko maa ngi fii ci sama kër mun ma damaa yor sa yóbbante ndax am information yu ma dëgg ci sa galaa bi na nga bàyyi looy def nga ñëw léegi bala ngaa galaa ne fa ñëwal ñu wax ba pare ndekete loolu mu dégg metti na ko mu la même manière mu woo ndaw si ma ñëw maa ngi ndaw suñu dajee ci kër gi mu ne bala maa wax dara yow mii jéggalul sa président ne ko yow jéggal naa la xaalis bii nga ma doon jox boo mënul jaarale ko ci moom mu ñëw ma baal la ko may la ko maay sa mag nag lu ma la ñaan nga defal daal di réglé yëpp daal di pour moon na dimension nit kooku nga xam ne defar rek exceptionnel la doon leneen li nag Pape xam naa ci biir waxtaan projet yi mu am ci biir CEDEAO daf ñu ñor trop ñu loolu moom xam naa bu ci duggee maa ngi ci waxtaan ba ci démb ak Babadi Koné diva boobu nekk Mali mooy boobu lu tuuti rek vas-y nit ñi nañu bàyyi artistes yi di féewale ndax yaa ngi doon laaj lan moo indi loolu
diggante c'est vrai que même Ousmane jotul àggali mais point bu important la parce que man dama bëgg tey au sortir de cette émission yu bëri leer xam nga li maître expliqué je pense que tey mooy première fois bu ci sénégalais yi concentré wu bu baax déglu détail par détail donc loolu defe naa jàll na ku ci waxoon lu méngoo wut ak li am ah boo xëyee seen xel te mu servir la de leçon. voilà ci li coon na ma balax waaw. voilà mu servir la de leçon comme li ñu parce que wax dafa am waaw artistes yoo xam ne ay benn nopp la te léegi aar bi dafa mel ni làmb ku ci nekk da nga mel ni écurie nga yor booy dox 15 personnes wër la te na la wóor ni 15 personnes yi kenn du la ci wax dëgg yaa fi mën maytul kii te ku gis Youssou Thione Baaba Maal Omar Pène Ismaïla Lo xam ni ñoo bokk ndey ak bàyyi gis nga image yi ngeen di wone bi fi inondation amee Youssou Ndour maa ngi koy gërëm di ko sant daf ma woo jox ma 2 jours d'antenne dinaa ko teg léegi d'ailleurs maa ngi koy jërëjëf c'était en 2012 waaw kay ñu def ket 2012 la woon. jël xaalis jox doomu aadama yi keroog maa présenté mooy image yi ngeen di gis mais avant soirée bi keroog ñu toog ci ginnaaw ci loge ku leen fekk ñuy waxtaan li nga xam ne fekk naa leen fa merci beaucoup yow fekk avant na ñuy yéeg merci beaucoup ñoom ñaar bi ñu en fait dañu toogee bëggante woon ñoom ñaar di maye ñoom ñaar di maye Samay doomu bañ. non ku ci nekk naan yow kañ ngay takk ñaareel kii naan ko boo takkee ba pare bu baax ma donc am complicité mais toujours rek nit ñi lu bon rek la ñuy def ci ñu weer ci benn fan. diggante waykat mais Pape man xoolal aw ma kenn xaar ma yàlla waay waay. man dama bëgg xale yi Waaw. yàlla naa fi yàgg loolu nag amiin amiin mais dama bëgg xale yow da nga yi ñàkk roy ki ku ñaan mel ni man da nga ñàkk ki ñaan daf may metti mu am kii ak kii indi fii am fii coon lii ak lii daf may metti parce que ñun dañ fi nekk pour bégal doomu aadama yi et comme on dit ay lu yam ci bopp borom gis nga seen rivalité yooyu day dem ba ñu bëri du ñu nekk à l'aise lu yam ci seen diggante rek day dem ba ci famille yi dem ba ci dëkkandoo yi dem ba ci ñun ñi ci suñu liggéey sax man mi nga xam ne ni ab ragal la yenn saa yi am na ci ay laaj yoo xam ne doo ko bëgg a laaj waaye di nga ci gis ku ci jaay am fit di poser ay questions retiré di jël ci ay titres yoo xamante ni day yokku waaye coon demam gi misaal la war a nekk rivalité Ouais. dafa baax ci lépp mais forme bi ñu koy defee rek mooy problème bi parce que rivalité mooy que ni kii mi ngi def lii est-ce que man maa ngi def comme moom wala je vais faire mieux xam nga li ma cela ne veut pas dire que ni nag dañu nekk ay ennemis fii kii day defar oto moom genre oto bi mu defar kat oto bi dafa rafet ñëpp a ngi koy wax léegi man nan laay def man waaye fii ni ñu koy dundee ak ni ñu koy defee day dem ba nu réussir noonu ak noonu léegi day ñu léegi mi ngi mel ne ñaari mbër yi nga xam ne bu ñuy signé contrat combat bu réew mi ñëpp soxla àdduna soxla ko promoteur bi di ki dox ba tëgg combat ñu fay kii lu cher fay kii lu cher parce que réew ñoo ko soxla waaye léegi ñaari mbër yooyu xam nga ku nekk may nga sa borom xaalis waaye léegi bu ñu demee ba ñaari mbër yooyu léegi di ñoom bi ñu mayante xaalis ñoom ñu soppi ko xeex waaye léegi dinañ dem ba promoteur ba dootu ko tëggati benn promoteur dootul tëgg loolu parce que li waroon mooy mun ngeen nekk ay concurrent nekk ay comme ni ñu koy waxee ay naat ay adversaire mais du ngeen ay ennemis quand même non Pape dinaa la joxaat benn misaal ci li ngay wax gis nga Baye Cheikh Youssou dafa nekk ministre de la culture ma organisé gala de l'intégration économique en Afrique ku ne xam na ni gala bi Thione Seck moo koy tëgg kon ku nekk rek xam na ni Thione moo koy tëgg ma ñëw ci Youssou waxtaan ak moom parce que il était ministre du tourisme pour mu jàppale ma ni ma koy yeneen moroomu ministre mi daan defal mu ne ma Amadou sa gala boobu ngay def ak Thione de lu ci nit daan def ñaar man dinaa ko doubler danaa ci def ñeent yemul foofu ma war a dem tukki voyager ji am un problème administratif Youssou dafa exceptionnel ma war a dem voyager ji li ma lay wax nii c'est très important de ma am problème waxee ci moom sax benn document administratif bu ma bëggul a wax sur la place publique mu ne ma Amadou yaa ngi pare gala bi mun waaw sa gala bi moom gala bu rëy ma ne ko grand ren sax dama lay primer ren sax damaa bëgg nga ñëw toog ci sama wet Thione di woy ma di la primer mu ne ma sa document boobu dinaa dem conseil des ministres danaa ci waxtaan ak sama nattangoo ministre bi
mu dem conseil des ministres ma ne Youssou de fàtte na ko ma ñëw sama kër ma naan Youssou de nee na dina ci jàpp te nee na sax document bi may lijjanti sax dana dem lijjantin ma ko waaye nag gars yi ñu ngi ma naan galaa bu coon di tëgg ak yooyu est-ce que Youssou dana ci dugal loxo sama classe gi rek ñooy wax yooyu. yaay yàq nañ sama xel Youssou jógee conseil des ministres Youssou jógee conseil des ministres à 15 heures woo ma ni ma Amadou man ko mënuma ministre tel dina recevoir à 15 heures waxtaan nag moom boo dem mu defaral la affaire ya ma dem mu defal affaire ma daal di ñëw ni coon mun naa mën ko Youssou de lijjanti naa affaire mu ñëw ci galaa bi ànd ak man toog ba bët set daf koo fecc ba bët set ak ñoom Sékou Ba Jabaate bu Guinée ak Youssou ak Thione Ballago Seck loolu jaar naa fa ci lu ma wër ci diggante ñaar ñooñu voilà kon Baye Cheikh ñii ñoom kenn du ñoom voilà ñu ngi gis léegi Papis Ndiaye chef d'orchestre am di doog a yegg si Papis ñu ngi lay nuyu di jot itam ay réaction yuy jógee fépp ci àddina am na ku réagir léegi waaye bàyyiwul turam mu ngi ñuy xamal ni Thione ci boppam moo leen jëndal sonorisation ak palanteer pour seen juma pour seen mosquée voilà nii la ko bindee Thione a acheté la sonorisation et les fenêtres de notre mosquée daf may fàttali ko doon julli pare di gërëm ki leen jàppale ba ñu tabax seen jumaa ji ndekete ki leen jàppale pour ñu tabax seen jumaa ji mu ngi toog di julleen doog ñoom mais xamuñu ko muy benn baas loolu la may fàttali benn baas gi julli ci jumaa ji dégg naa waaye jumaa ji yëpp jóg di gërëm ki leen tabaxal jumaa ji ki leen ko defaral ndekete moom benn baas mu ngi julli ci yàlla def te yàlla tax donc moom it Thione noonu la meloon ci ay œuvre yoo xam ne ni def na ko bu weesoo ay woyam ak ay digleem ak ay yeeteem am na ay jëf yoo xamante ni def na ko te leer na ma ni ku ne ak la nga dund ca jëf yooyu boo ko nettalee mënees na noo jooy waaye ñun duñu jooy tey Thione la ñuy waxtaane ngir dund ko suñu xol voilà gunge leen yéen ñi nga xam ne ni yéen a am mbetteel depuis dimanche dernier Papis laataa ñu tàmbali waxtaan bi ak yow bay àggali waxtaan wi ak ñun ñi nekk ci plateau bi bay jël yeneen ci ay témoignages Salam yaa ngi nettali léegi gala solidarité boobu leen ñu organisé woon keroog bi mbënd mi ne méttee keps ñun ñëpp a mobilisé wu defoon téléthon bu mag Youssou ci bëgg Sénégal Thione la woolu ak ñeneen ne ñëw leen ngeen jàppale ma ñu def levée de fonds spectacle boobu Youssou ci scène Thione Ballago Seck ci scène kenn dootu ko fàtte je pense que mën nañ ci ñëwaat doog a àggali waxtaan bi en direct mën ngeen a réagir ak fu ngeen mënti nekk parce que tey soirée exceptionnelle bu ñu jagleel Thione Ballago Seck ci télévision Futurs Médias What?
So when you get to say,
Son Excellence Ismaïla Alelo Ismaïla Alelo Ismaïla Alelo taxi Sénégal bu ñu soxla ku ne ñëw taxi Sénégal bu ñu soxla ku ne ñëw taxi boo déggee ne diw génn na àdduna parce que lekk na wërsëgam ba mu jeex. Un homme, un artiste, un maître dans l'art de parler, Thione Ballago Seck, fait entendre un bouquet de mots jamais flétris, dont l'exhalaison enivre nos cœurs, bien en détente. Emprisonnés cette sombre matinée du 14 mars 2021 par la tristesse,
d'un réveil dominical hostile à l'astre du jour. Sombre dimanche. Où es-tu, soleil? ku sa wërsëg jeex nga Où est le soleil? Des frissons de froideur et d'étonnement imparables. Réveille subitement le passé ennobli et le présent regaillardi de dire juste. Le futur muet, irréparable et intenable arrête sa marche avec le temps client empruntant au porc épique son boubou qui fait peur à l'ennemi. Le retour à Dieu dans notre maître du verbe, Thione Ballago, secoue les âmes les plus robustes et gèle toute envie. Quel réveil difficile! Quelle journée enturbanée de regrets, quelle émotion bien partagée, quelle nouvelle assommante, quelle famille en pleurs, quel pays promptement endolori, nos cœurs encore brisés somnoles, nos langues bien fourchues paralysées, nos yeux glauques embués de larmes chaudes. Le silence de l'esprit divagant provoque, celui des rêves et ambitions se retirant. Le pays silencieux vêt son boubou de remords aux couleurs pâles et déteintes d'harmonie et de passions closes et oubliées. Âmes vides et fragiles, d'inconditionnels atterrés, pensées nuageuses, de parents et d'amis écœurés, soleil, sommeil perdu de tout, accroché, amoureux de sa voix pure et enchanteresse, qui s'est donné aux égarés des leçons de vie et de la vie, et assainir sans coup férir les corps ternis de toiles d'araignée. Thione Ballago, un homme, un esprit, une âme, des idées, des paroles, une belle voix nous quitte. Voilà, c'est une réalisation de Pape Faye que nous remercions. Pape Faye nit ku baax la saa yu événement amee nii la koy liggéeyee yónnee ñu ko donc moom ñu ngi koy gërëm ci li nga xam ne ni réalisé na ko jagleel ko Thione Ballago Seck mi ñi jagleel guddi gi tey ci télévision Futur Média. Réaction yaa ngi jógee fu ne ak fu ngeen mënti nekk ci àddina ñu ngi gis lépp moo xam ci compte yi nga xam ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi moo xam ci téléphone portable ñi nekk ci plateau bi Thione ñëpp la woon moo tax kenn ku ne rek mën nga koo jaal sa morom kenn ku ne mën nga massawu sa morom et li ñuy wax njabootam muy ay rakkam ñoom Ousmane ak it ay doomam ñoom Lamine Naar ak Momi mooy ku ñëpp jooyal warta jooy. am na ay nit yoo xamante ni bu la sunu borom wërsëgalee nga bokk ci seen njaboot da ngay sant yàlla ndax am na ñu bëri ñu demandoog Thione amaana sax waxtaane wuñ leen te ñu nekkoon ci réew mi donc ñu ngi xalaat njabootam di xalaat ay soppeem fan sa clubam yi bëri na ci réew mi ñoo xam ne ni seeni tur ci ay at ba tey dakkantal bi Ballago la Fat Fall Ballago Fatulaay keneen ak keneen Sukayna Fall Kadi Gueye Papa Gueye Xaar Kulim Dioum Waaraam Daan donc njaboot daal la Thione mës am na ku may nettali ne ma da ngeen foog ni Wally nii mu nekkee nii bàyyam moo ko gënoon garaaw dégg naa ci ay jamono dañ daan rang fa mu dëkkoon Pikine taxi yi nit ñi ñëpp topp Thione bu demaan Gambie wax na ko ci benn woy dañu koy teeru comme wàlliwu voilà donc nit la koo xamante ni dafa sam papa ndeysaan bi mu woyee maa ngi fàttaliku boobu maa ngi nekk xale ñu toog nii Thione di way sam papa ngi tëdd nii jékki-jékki Thione di way ba naan su ma demee Gambia dañu may siyaare may wàlliw waaw sama papa ni ëpp na nag ndeysaan te pourtant wàlliw mën nga ko nekk te doo ko xam dëgg la de wàlliw mën nga ko nekk ci dañu foog ne wàlliw rek mooy koo xam ni dangaa ñëw rek yor kaala yor kurus di jàngale di def wàlliw dañuy même ci sa biir bàmmeel sax mën nga dem ba ci sa biir bàmmeel door a xam ni yow ndekete wàlliw nga man Thione li may wax sans langage que pas man gëm naa ni man bu ñu mënee wëlu la du ma ko weddi. wallaay jarta weddi. je te jure jarta weddi wane na ko sax ci ay woyam wane ko ci ay waxam bi mu demee c'est-à-dire vidéo boo gisaan da nga naan Thione dafa mel ne ko gisoon demam. mais boo xoolee vidéo yu mujj yi surtout bu Aïda Ramdan bi. man dama toog ak Amsatou Faye ndeysaan ak jabaram ñu ñëw di ma jaale ñu toog ñu di waxtaan.
am sa di wax batisaay mu ree ni man coon li ma jaaxal mooy dafa am benn femme bu ñu naan xaw ma nan anniversaire am a ngi ñëw mu ne yow diw xaw ma anniversaire bi jot na xaw ma jotul waaye na nga ko téye bu anniversaire bi ñëwee rek nga ne ko tay dugal ko waaw na nga ko dugal ba ñëpp xam ni Thione Seck wallaahi ndekete xaw ma ne sax ni Aïda Ramdan la waay waay ndeysaan ma ni Thione pourtant kooku Thione la de wallaahi le lendemain rek Aïda Ramdan woo ma ne la papa dem na ni ma man nii la ah bi ma naa ko man li ma jaaxal Thione xanaa da doon tàggoo ko mu ne ma nag vidéo boobu mun ma man la pour te dire que Thione dama ni sénégalais yi ñoo am mbetteel mais Thione man xam naa ni amul mbetteel moom li bett voilà Papis Ndiaye moo ñu waaw maître waaw boo ko bëggee résumé da nga naan c'est un messager dundam message la demam message la dundam message la demam message la dëgg la waaw lépp mën nga ci c'était un message mën nga jàng ci dundam ñu fi bàyyi te woy na lépp en fait ni muy demee ni mu demee message la péripéties yi mu demee li mu dund avant mu dem ak di mu demee message la durant toute sa vie toujours dafa ñu daan jox message muñ surtout yàgg muñ bawul kat dara gis nga voilà yàgg bawul muñ dara kat boobu yàgg bawul dara boobu kiyam la woon nuñ koy waxee sax termam la yàgg bawul dara man moom gëm naa ni moom li maître di wax naan léppam message la Thione dafa mel ni parfois buy wax day tënk day junju loo xam ni Papis xam na li may wax Papis xam na bu baax li may wax tamit parce que moom aussi yàgg na Ramdan te macha allah dem na ba Thione pour nga dem ba mu am ci yow confiance sax du yomb parce que boo ko xamagul da nga naan est-ce que dina am mos a juboo ak moom parce que dafa jafe pour nga xam ko incompris moom la Assane Ndiaye di wax ni Thione sax ay caabi néegam moo ko daan yore tellement pour nga jàpp pour mu am confiance ci yow dafay jafe ndeysaan yaa ngi wax Assane Ndiaye léegi bi may ñëw maa ngi ko mu ngi may woo di am yu muy waxtaan ak man Assane Ndiaye moom dafa mel ni moom Assane Ndiaye il faut ñu jege ko parce que moom dafa mel ni moom man Assane dama yaakaar ni moom nag moom moo am problème si mais Assane xool boo ko fii ne boo ko invité woon du ñëw déedéet wallaahi du ko na xool wax na ko keroog Assane ñëpp foog nañu moom moo bokk ak Thione ndey ak baay bi ñuy denc tooñ man ak moom a taxaw yàgg Assane merci du ko xool nii du xool Thione Thione dem na ba ni Assane Ndiaye su ngeen demee ba gisatu leen Thione Seck na ngeen jàpp ci Assane Ndiaye nii xoolal ni mu demee après ci ay coow ci digganteem ak Assane mais fan la mujjee wallaahi pour te dire que Thione yàlla daf ko setal ci lépp wallaahi ma leen wax la du dañ si na ba léegi nga xam ni demuk Thione xoolal péripéties yi mu fekkoon Sénégal coow li problème yi fi amoon mu xëy benn dimanche ci fajar rek doonu bomb tuy nit ñi fàttali ñu doon wax ci Sénégal lépp xeexoo beeg reyante beeg lépp jeex ñu yendoo Thione fanaanoo Thione ba tey misaal la parce que waa profité nuyu Papis Ndiaye mi ñu fekk si ngay xale mais yàgg ak Thione nekkoon wala nekk ba tey chef d'orchestre bu Ramdan Thione mi dem defe naa toll nga ci ay période yoo xamante ni sax les gens se posaient la question Papis comment tu fais Thione dafa compliqué noo mën a liggéeyee ak moom noo mën a yàgg ak moom leer na ma ni dégg nga yooyu ba tey mais nga des ak Thione liggéey ak moom ci musique parce qu'il était très exigeant nag ci wàllu woy très exigeant ci wàllu musical nga nekk ak moom ba mu xëy dem bu Sénégal ñàkkee njabootam ñàkk yow forcément yaa war a ñàkk Papis jërëjëf Pape Cheikh bu ma nuyoo àdduna yëpp ndax émission bi ñëpp a ngi koy suivre macha allah di nuyu sama kilifa yi may fekk di nuyu suñu grand frère Youssou Ndour di nuyu waa TFM yëpp honneur la lii c'est un grand plaisir opportunité bi nga ma jox nii tey pour ma wax ci Thione waaw man ak moom du relation employé ak patron loolu c'est des verrous qui ont très vite éclaté entre nous de par lecture bu ma yàlla may chance ma mën ko lire ci gestam bu ne je crois que bu ñuy wax léegi Ousmane mu ngi koy wax confiance moom moo njëkk
di teg lu tax nit di ko wóolu parce que monsieur Diagne mën na ma avec je parle sous son contrôle. Je crois qu'on a été ensemble à FOGEK en 0. Maître aussi ñëw naa ba këram ñu tourné vidéo. Maître de moo taxoon kenn ñemewul coon. waaw te si sama waxtaan ak moom ces gens-là exemple sont toujours revenus. Salam mi exemple la fi. Keps maa ngi ko koy wax léegi. exemple la fi. alors donc il avait une autre pédagogie pour ku mënoon nekk ak moom il avait une autre pédagogie man si sama jàngat. depuis que bi ñu ma ko tàggee dimanche ba léegi su ma amee un moment vraiment lucide j'essaie de décrypter des codes ou bien des messages qu'il a envoyés avant ou bien à travers woyi pour wax la dimension keroog bi ñu koy rob ful bi ko topp noonu ñëpp ñi ko gunge si j'ai vu que kenn ku si nekk liyewu na ak moom à travers moom message am na kenn ku si nekk am na lu mu la defal à travers message yi mu jàllale mais aussi à travers nit ak nit ndax témoin liy confirmer loolu témoignage yi ma jot avant de parler de moi am na ay nit yu ma woo yoo xam ne dañ ma naan man di nekkatee boo gisee lii grand bi moo taxoon te boobu man sax daf ma fa daan fekk damay gis rek ku ko jege torop ba démb maa ngi dugg sama oto déggu benn transporteur buy commencé émission daal ne mënuma bañ a jaal ki ñu perte man nag li ma ko jàppee muy dama ko fekk si dëj wax loo xam ne si muy dëju Abdoulo nekkoon kóllëreem nekk sama grand ku ma bëggoon aussi alors donc pour dire que l'œuvre de l'homme en question tey ji moom la ñuy li mu liggéey yëpp la ñuy soog a découvrir nii waaw héritage bay doog a feeñ. héritage bi mooy doog a feeñ. man mii rek si sama jëmmu bopp exemplaire si bu ndaw parce que si at bi dama naan 22 ans ensemble la ñuy def. 22 ans ensemble. dama mus a gis benn témoignage boo xam ne bi ma gisee man témoignage bi au lieu de m'en glorifier mais dama tiit parce que on lui a demandé mais papi qu'est-ce que ça fait des années mu ne la c'est le plus fidèle des fidèles. mais man grand bi est-ce que kon il m'a lu man doon moom wooye loolu fidélité j'étais en classe j'étais obligé de comprendre la personne parce que moom boo bokkee ci àddunaam il faut nga jàng ko. école la mooy li maître wax ni coon message la woon. en fait loolu la. man bi ma ne salaamaaleykum Ramdan dama doon jàng interpréter ay gestes am. looloo tax. caméraman laaj na ma ba tey non duñ la am si champ wu caméra bi fa laa jëlee habitude boobu j'ai toujours joué si côté à gauche. parce que dafa mës a exigeant ci liggéey bi. dafa mës a exigeant soo mënul anticiper ay sensations. ay expressions. da ngay mer doo jouer ak moom. dëgg la. te bi ma ñëwee Ramadan dafa am ñaari wax après nag man ak moom on a une histoire boo xam ne bii su ma basé woo si humour bi ñu seq dàq na ma ñetti yoon Ramadan dàq yoo xam ne man la ak moom ak ñaari seede mais dàq yooyu yëpp dama xamoon ne c'est parce qu'il m'aimait. c'est parce que dafa doon anticiper si sama capacité. une réelle volonté de me développer. te noonu la ñuy yaree nit. loo tax ma ne la il avait une autre pédagogie. il aime bien châtie bien xaw ma naka la tubaab waxee il fonctionnait comme ça. voilà moo tax ku gàtt xel bu defee bu yooyu amee mën nga gàtt xel génn comme interview léegi yomb na coono ma def lii coono ma wax lii fekk ma ngi lay jàngal ma ngi lay yar. loolooy sa njëriñ. on n'a pas regretté. c'est vrai voilà donc ma dem ba man aussi. je me suis dit yàlla nag mooy boole ay nit. te amaana bu namee sama digganteeg salaam. dina ubbi buntu yu tax dinaa comprendre salaam wala dinaa mën a lire lu kenn liirul si moom. loolu moo ma dal si moom. dañ daan jouer sax boobu Ousmane mi ngi fi day ñëw ne ma pour rapprocher dégguma la. musu ma ko mën a wax lu tax mënu ma ko jege.
dama accepter sori ko pour. ñu ma détendre atmosphère bi tuuti weñ bi mbaa du coono ko yónni pour mu vérifier li ngay wax. voilà. wóorul de ah. waaw mu ngi noonu. xam nga li ngay wax ah. waaw bien sûr ah li livre laay lire. waaw. dafa am Cheikh laajal kii globalement da ngay continuer. moom ngay gis kuy woy benn nopp bi nii. foofu laa jëm salaam. waaw kay bàyyi dégg lu am importance. foofu laa jëm salaam. may placé wu excentré si scène bi. si catu scène bi mel ni moom da daan laaj Ousmane day ñëw ba si boobu scène bi xëcc clavier yi. les techniciens yi xëcc leen ko bu ñëw xëcc mais lan la man xam naa ne doo am trac xam naa ne doo koy tiit xam naa ne li ngay def mën nga ko mais c'est quoi le problème. Ivoirien la ma daan wooye daf ma daan tooñ. non Ivoirien mais c'est quoi le problème dégguma la xëcc scène. kay jii mu ngi si dëgg. ñu ngi si fen mun naa dévoiler lu tax. dama doon am une appréciation de toute ça parce que Thione amul représentation scénique bu extraordinaire. boo xam ne day dox yu way def si day taxaw rek jàpp loxo bi ci nopp bi rek way. waaw du sax fecc. waaw du sax fecc. li Salam di wax léegi avant muy woy 2 mesures ou 3 mesures avant di nga gis lay nopp lay kese. Il y avait une telle spontanéité dans notre communication musicale sur scène exemple boo repasser toutes les vidéos ensemble Thione musul jouer musul woy tombeek may jouer tey jii mun naa wax loolu et je mets à témoin ñi mën a am image yëpp accidentellement mu woy ma jouer parce que nag musique bi ñuy def dafa ànd ak improvisation mën nga jàkkaarloog mais mu daan na jàkkaarloog maître nii bàyyi répertoire bi woy maître pour nga topp ko ci improvisation boobu il fallait nga am benn seetlu ci gestuelle am il est toujours en acoustique comme ça il réduit le champ sonore pour avoir une meilleure perception de li ko wër. comme loolu indi loxo bi ci nopp bi. loolu la. d'accord déglu ñëpp la. déglu ñëpp. Thione nit dina jouer ci guitare Adama Sarr ma ko koy jaal. waaw Adama Sarr ceebu jën dina jouer sur scène mu ëlbatiku song benn guitariste ne ko sa benn corde nii exemple dafa désaccordé. bilaay sa noonu lay demee. bilaay. si orchestre bu toll ni orchestre mbalax nga xam ne sabar yaa ngi naaw basse clavier yaa ngi joué mu ne guitare accompagnement bi am na benn corde am na temps yoo xam ne dama doon wax non mais. dafa parano wala dara mais il me fallait ma comprendre dimension parce que bu ñu xoolee si musique je crois musique ay fréquence la. seetluñ ko si accord 440 pour jouer universellement. parce que 440 c'est une norme boo xam ne bii comme loi yi nekk si dëkk yëpp mettre c'est pour mettre les gens mais il y a d'autres formes ñun en musique boo xam ne yi. waaye ñun dañ koy jàng mais li ngay wax ci Thione. parce que dans son sang jàng ko fenn. dëgg la de. logique. benn noonu muy bim. benn ko bim. maître nee na la bim. voilà li ma la wax avocat Thione bi dafa tàng de. mu ngi noonu loo tax pour wax la rek ne di nga ñëw sax soirée. nga accordé nekk foofu boo fréquence la ñuy wax. man dama naan dégg entendement moom dafa weesu woon. loolu nga xam ne tubaab da ko trouver pour boole. moom mu ngi woon ci beneen. day ñëw daal ne ma ivoirien tel morceau ne ma nañ ko dégaame. ma ne ko dégaame pourquoi. au départ dama ne woon parce que dafay tester niveau musicien yi. parce que il n'est pas donné loo répété nga ñëw toog scène bi woykat bi tourné na bon on descend la gamme au départ loolu laa foogoon mais li may wax ci fréquence rek c'était quelqu'un boo xam ne bi su la waxee dara musicalement defal ñun ñaar loolu moom moo ñu boole lu ñu mës a liggéey ci base boobu laa ba benn yoon la ma posé je crois benn question ne ma yow avant xanaa da nga ma doon déglu ndeysaan xanaa avant da nga ma doon déglu jour bi ma koy wax def naa dafa këf sama loxo te yow avant xanaa da nga ma doon déglu ma ne ko j'ai pas eu la chance par rapport à la jeunesse trop mais j'ai une sœur boo xam ne les quelques mélodies ak fi nga nekk yow yi bu taxee ma xam ko tey yàlla ak moom muy sama mag bu jigéen ma ko koy jaal ñu tudd Maam Sira Ndiaye nekk Italie ma ne ko kooku rek laa am si mu ne ma c'est pas possible
man balaa may xalaat benn affaire yow nga joué ko comment se fait-il ma ne ko mais grand vous formiez un duo. waaw biir Ramdan waaw yow ak moom. merci ma ne ko grand c'est parce que j'essaie de t'écouter j'essaie de comprendre c'est difficile nag c'est difficile par rapport li ko yàlla may par rapport ak dimension wu ay écriture am waaw kenn mënu ko quantifier laay wax j'aimerais parce que li ngeen liggéey bëri na ñu ñëw surtout sa expérience ak moom ci album Jaaga am na yu ma ci for comme man ak Kebs ci métier bi ñu ne mën na noo nuru yëgata waaye dañuy yëg ndax loolu la métier bi laaj voilà daal di mbubboo ñu puisque classe maître Sey gi ñoo ñu yar moo tax wax yi du bëri yenn si voilà j'ai déjà vu j'ai déjà vu ça maak moom boo seetloo yëgata rek dañuy wane yëgata fekk yëg nañu yu bëri donc bëgg naa nga nettali ñu un peu expérience su bande boobu ci liggéey bi ngeen liggéey parce que Thione def na ay album yu bëri mais boobu c'était une production de ouf comme disait suma benn xarit waaye balaa ñuy dugg ci point boobu dafa am koo xamee ni Sénégal yëpp dañu koo xalaat Ousmane Mapenda Mapenda Seck depuis Thione dem xelu Sénégalais yëpp dem ci ci Mapenda Seck nekk malheureusement mbir mi fekk ko fi defe naa mu ngi ci ligne bi ndax léegi lépp possible na grâce ak jumtukaayu xarala yu bees yi voilà mu ngi nii Mapenda le temps mu ñuy dégg ñu mën a waxtaan ak moom en direct en vidéo voilà waaw d'accord maître mag la mu commencé nelaw waaw nee na dafa bëgg waxuma loolu safar la leneen la mu doon wax mu ngoog donc Mapenda Seck la ñuy waaj a jokkool ci woote ak moom ca dëkk bu ñu naan France moom itam témoignage am dafay am solo tey ci guddi gi di ndokkeel sunu kilifa yu mel ni Mara Dieng léegi rek mu ngi dëggal li maître Ousmane Seye doon expliqué ci diggante Thione Seck Youssou Ndour ak yeneen yi ci ay nit yoo xamante ni moom mu ngi leen di layool te ndimbal googu yëpp bu amee sans moom mu xaar ci dara ndax maître it compliqué wul mooy li may wax sànq rek ñun ñëpp suñu avocat voilà mooy avocat wu ñëpp te amuñu fayuñu koy honoraire te doo ko fay honoraire bi nga xamante ni moom la ñun ñëpp suñu avocat mooy ndimbal rek yooyu ay valeur la yu Thione Seck mës di jàngale mës di wone mës di waxtaane mës di way ci ay œuvre am donc le temps que ci ginnaaw ñu may organiser waxtaan wi ak Mapenda Seck daañu may itam possibilité quelques téléspectateurs mënuñoo jël ñëpp ndax mi ngi guddi te waxtaan yi itam ci plateau bi dafa am solo ndax jàngat lu ñu bëgg bu yëpp passé ngeen gën góorgóorlu ñun ñu gën góorgóorlu jàngee yu bëri ci histoire Thione Seck yi jot a am ak fii mu mujjee defe naa jàngat la war a doon pour képp ku dib sénégalais donc le temps Mapenda Seck di noppi pour ñu waxtaan ak moom mu bokk ci guddi gi tey ba ji leen di jël yéen téléspectateurs yi ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi Papis expérience su album Jaaga il paraît que yu ne xew na ci waaw album Jaaga dafa ñëw à un moment bu où déjà Ramdan c'est une institution la sax laa koy woowee parce que boo ñëwee nga jël un train en marche boo xam ne ça fait 30 ans mu ngi daw je crois da ngay ñëw nga intégrer esprit boo xam ne bi du yow sax yaa ko liggéey parce que il a connu d'éminents musiciens ñoo xam ne bi ñun dañ nekk xale di rêver dendoog ñoom alors sama début Ramdan yëpp c'était pour m'imprégner comprendre la dimension artistique de Thione bi ñu demee ba tollu benn moment boo xam ne il fallait sortir un album parce que après ça il y a eu après Mathieu man je suis venu période de Mathieu il a fallu vraiment trouver quelque chose à la hauteur voire plus foofu nag il m'a beaucoup étonné parce que su ma waxee ne que Ousmane a eu mes arrangements avant Thione day jaaxal ñu bari en 2003 waaw droit de l'homme li muy wax nii waaw boobu man moom ñi ngi arrangé Papis di arrangé te Thione xamagul ni Papis c'est un grand arrangeur parce que nit ki aussi foog nga ku toll ni moom
boo nekkee moom il faut se faire petit. ah oui. bi mu présenté album bi daf ko ne bon d'accord ayca léegi kan ak kan ak kan mu ne ko non tout Papis. non waaw bi ñuy dem di déclarer ji bu morceau ñuy déclaré ji morceau yi léegi mu ñëw mu ne ma léegi da ngay jël morceau bi jox ko diw morceau bi jox ko diw mu séddale par ma ne ko mais coon li ngay séddale lépp kenn moo ko defar mu ne ma kan la ma ne ko Papis Ndiaye moom ban Papis ma ne ko sa clavis mu ne Papis Ndiaye bi ma ne ko moo defar lépp wallaay il était sincère. sincère. Sincérité. Donc quand il a fallu faire des albums à la suite de Mathieu, on a fait Allo Petit, on a fait Boule d'Off, yooyu yëpp on a fait Là il faut Kili ay doomu baay yooyu yëpp réédité yooyu yëpp c'était des albums bien mais benn instant xam naa ne dafa fouiller au fond de ces compositions yi gën a nekk si xol daal di ma woo un jour ne ma dama am affaire yu ma bëgg ñu liggéey ma ne ko d'accord bon j'ai appelé mu ne ma woowuma kenn ma ne ko ah bon capte-moi ces idées-là lii ak lii ak lii exemple jaaga bi ngay joxe un exemple aéroport yoo fii avant bu ñuy voyager moment bi ñuy dajale naan passeport yi nii si la ma woo ne ma kay mu ne ma am na benn mélodie daal di ma jox un peu kii ne ma exemple day nekk si tel morceau tel gamme la ñu waxtaan entre nous musicalement ci tukki bi noonu rek. dans la foulée mu jékki-jékki. boobu ñu ngi jël avion. mu ne ma xam naa ne doo fàtte musique. xam naa ne doo fàtte mu ne ko mais grand mun naa ko fàtte mu ne ma noo xoola garder ko bi ñu toogee 6 mois ba dem tournée bi ba ñëw dañu ñëw mélodie bi dafa ma ko laajaat ñu toog en studio ma joué ko mooy taradam taradam c'est que yéen alors foofu tamit il m'a posé un autre grand truc jaaxle bu rëy boobu man xaw ma li muy woy tellement texte bi ni mu ko photocomposé bi mu ñu laajee nañu coupe du monde bu mujjee bi fan la man j'étais perdu ma naan ko loo bëgg a woy football mel ni ngay tabax immeuble boo xam ne yow rek yaa yore plan bi ma topp si jour buy développé yore big feuille morceau bi yeggul mu ne ma nañ jël beneen muy Maria Chantal mu ne ma j'ai gardé un souvenir de taboulé boo xam ne la mélodie et puis comme tu fais un peu ivoirien ak yooyu je te laisse xoolal cherche-moi un rythme qui est ma ne ko non on ne va pas chercher des trucs yoo xam ne dañ naan dëkk bi moo ko moom il faut chercher un rythme africain boo xam ne utilisé nañ ko de l'époque mu rumba rek moo amoon moom lañ niroole woon ñun ñëpp mais quelque chose de rumba xoolal de xam na baax li mu bëgg mu ne ma va rumba ba ma rumba ba pare mu lijjanti mu lingala ko mu woy ko en lingala waaw nga rumba mu lingala te ku ne xam ne ni rumba ak lingala mburu ak chocolat la ba lijjanti si mbalax Pape était exceptionnel man mi nekk au cours du projet j'étais ébahi dama ouais waaw donc album boobu nag mu teg ko yëpp sama loxo dafa am capacité wu toog mii mais li guitare di jouer je parle sous le contrôle de Ousmane ak Salam sabar yi sax mën na koo miime bizarrement muy woy day jékki-jékki woy daal ne ma bàyyi naa la espace fii ivoirien chop la ay ma ñu woy grand boobu dama ne lii soit examen la voilà parce que coon man xamee moo ko si noonu am na détail bu ñu raté ci li ngay expliquer nii li koy confirmer mooy li ñuy doon seetaan léegi concert de solidarité bi am na benn instant mu ngi guidé tëggkatu sabar yi pour ñu dellu si waat ci gamme bi te ci gémmiñam la ko defee logique c'est un arrangeur hors pair un arrangeur hors pair li muy miime dama benn jour dama ne ko yow boo doon jouer instrument malheureusement doo jouer kenn yaak aldimé wala yéen a yem li ngeen di jouer kenn du leen mën a topp parce que li muy mimer pour un pianiste mieux vaut que le pianiste jéem ko jël parce que yàlla moo ko mayoon loolu dans ses arrangements ak même sur scène comme ni nga wax ni même sur scène da ngay jouer pendant il faut que affaire bi di rouler pour moom nga mën a après nga mën a génnee li nekk si moom en fait mu mën a génnee li moom loolu laa doon dund ak moom que ce soit en studio sur scène ginnaaw gi nag day dem ba après y avait plus jaratul woon wax bi
parce que comme ni ma la vous wax compreniez quoi. voilà Di je mën a savais composer. lire entre ces lignes dans tout ce qui est musique dama côté boobu moom mu wóolu ma ci trop vraiment mu doonoon sas boo xam ne ba si à l'avènement de Wally des fois damay def sax nam ma son contrôle mu ne ma non du ña pour dire nag qu'il avait regard sur tout damay jékki-jékki mu woo ma téléphone ne ma waa mais yéen sur scène position yi tout comme mon frère Salam mi wallaay moom mi lu ñu naan plateau bi baax na trop parce que y a au moins li may nettali yëpp am na kenn ku si ne mën nañu seede lool moom mi woo na ma ba mu ñëw toog mu ne ma mais Papis vous n'avez pas le droit ndax coon am na loo xam ne sur scène waru leen ko wone am na loo xam ne seetlu leen ko mu ngi demee nii dama daan toog rek moom mu woo ma téléphone daal ne ma seetaan naa leen démb de fan ngeen nekkoon ma ne grand terre mu ne ma pourquoi ça lii non lii giseewu ma ko nii ma ne ko d'accord grand bu ñu ëlbatoo comme c'est la jeune génération ma trouvé beneen forme waxtaan parce que tamit li may wax sa pédagogie il faut savoir le prendre. C'était un pédagogue. il fallait nga am lecture am na nu mu daan taxawee si kanam musicien bi day perte les pédales bu mën a jël dara waaw yàlla daf ko defoon da ko mayoon lool donc à mi-chemin si transition bi man j'ai joué aussi ce rôle damay capter li mu bëgg ma traduire ko dans un autre style ñu exécuter ko waaw mais musicalement ku naqaree satisfaire la benn dimension Mais avenir j'allais dire avenir u Ramdan donc ce qui veut dire que actuellement xel mën na dal au-delà de Wally Seck ba ci yéen ñi doon liggéey ak moom defe naa mission am accomplir na ko ndax finalement école la woon moom si lim ñu woon man dans ma dernière communication avec lui ndax dama ko daan taquiner nag moo ko woo ne ko temps yi gis naa la pseudo journaliste nga donc temps yi gis naa la ngay poser question mu ne ma non en fait j'essaie de donner un coup à Balago TV bi et puis projet CEDEAO bi nga xam ne ñu ñaar ñoo ko commencé sax aussi ñoo ko def alors mu ne ma juste pour loolu la ma ne ko baax man nag buggeewu ma ko noonu ma ne grand heure bi ñu toll nii c'est bien defal loolu mais à mon avis ak tout ce qui est passé laver tout blanc ak yooyu yëpp pour man c'est le moment pour am na beneen musique mu ne ma ban musique la noonu ma ne ko dans mes propres compositions am na si benn boo dégluwul ba doon ma ko laaj mais dinaa si dolli yeneen 3 yoo xam ne entre temps si 10 ans yi def naa ko indi nga teg si sa voix xam nga lan la ma wax non def ko 5 parce que dafay tomber ak 5 textes yoo xam ne yi je les avais gardés et j'avais pensé ana yooyu woy na ko les réaliser non musique bu ma ko waroon indil la parce que man dama bu weesoo projet CEDEAO bi on va en parler dans quelques minutes ak Amadou Diagne bu weesoo projet CEDEAO boobu dafa defoon yeneen i woy yu mu mbébatoon génne wala waaw am na projet sang yi boo xam ne boobu aussi man ak moom ñoo ko def man ak moom rek nag sang yi lan la woon projet boobu sang yi il avait rendu hommage à suñu mag ñu baax ñi fi jaar ñëpp en commençant par Sëñ Touba ñëpp la rendre hommage woyu comme à son habitude réfléchi et profond contexte départ bi moo doon rasul la comme woy ñu woyee Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ba pare benn jour mu ne ma Ibrahima mu ne ma dafa am suite jàppal ma fii ma def tin mu déroulé daal di dellu si Bamba bi mu defoon loolu yëpp projet yooyu yëpp a ngi tege dafa programmé woon weeru koor bi génne ko coon woy na ba woy dee keroog bi mu ma ne ma précomposé la dama ne mais gën a yëpp looy woy nii mu ne mu toog noppi daal texte bi maa ngi koy bind nii pareegul ma defar musique bi comme il me l'a demandé moom daf ma daan jox mélodie man ma harmoniser quand j'ai fait la construction harmonique lendemain bi mu ñëwee dafa tari woy bi woyaatu ko 2 fois
liggéey boobu yëpp mu ngi fii c'est ses projets. Pour revenir à Ramadan bi nga wax mooy dama ne bi ñu ma ko tàggee ba léegi j'essaie de chercher des codes ci suñu waxtaan wala dans le gestuel si 10 années yi passé nag loo xam ne bi ça va me faire ça va m'aider pour jour yi. Pour une bonne suite. waaw pour une bonne suite mais xam naa ne une bonne suite moom on lui doit ça coûte que coûte c'est forcé. voilà Mapenda Kebs bu fekkee noppi na ñu jël ko lu ko mooy itam ñu may tuuti téléspectateurs mënuñoo jël ñëpp nag voilà quelques téléspectateurs ci ndimbalu équipe yi nekk ci ginnaaw réaction yaa ngi jógee fu ne Fatou Bensouda procureur CPI ca dëkk bu ñu naan Hollande cour de la Haye Leiden ca Hollande moom it mu ngi massawu sénégalais yëpp ci génnuk àddina Thione Ballago Seck message am léegi la yegg si ñu ngi koy ndokkeel bu baax Fatou Bensouda moom dafay représenter Sénégambie ak jigéen ak surtout Afrique donc moom it ñu ngi koy ndokkeel ci guddi gi Soukayna Fall ak Lamine Faye ñoom itam seen xel yëpp ci Papa Thione tey ndax ni mu mel ci kër gi donc Lamine Faye Soukayna Fall ñoom it ñu ngi leen di massawu di leen xalaat ak yeneen i yóbbante yoo xamante ni ñoo ngi koy jot depuis sànq xam naa balaa ñu koy àggali ñu jokkoo ak Mapenda ñu ngi lay nuyu Maps je pense noonu la ñu koy woowee ñi ko jege ñëpp voilà Thione sax Maps la daan woowee bu dee yaa ngi ñuy dégg ñu fekk la foofu ca dëkk bu ñu naan Paris yaa ngi Toulouse actuellement Thione bi mu demee ak léegi ñëpp di la xalaat ñu bàyyi la nga nuyoog sunu xarit ci ñiy seetaan et puis ñu jàll ci sa témoignage Mapenda. voilà wax ji Dakar lay jógee dem Toulouse moo tax ça prend du temps pour Mapenda jot ci. ak température bi. waaw waaw climat bi waaw ak décalage horaire donc Mapenda ñu ngi lay dégg bu dee yaa ngi ñuy dégg. Pape Cheikh. waaw. allo. ñu ngi lay dégg Mapenda. allo. waaw je pense que waaw moom téléem lay déglool ak appareil bi ñuy waxee casque bi peut-être. voilà nga wàññi télé bi tuuti. waaw salaam di léegi. allo dafa am nga wàññi télé bi. waa Pape maa ngi leen di ziare. ñu ngi delloo ziar Maps. waaw di. waaw télé bi kay wàññi naa ko ba zéro télé bi wàññi naa ko ba zéro donc maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax xam nga ndax yéen a ngi may dégg. ñu ngi lay dégg bu baax. allo Pape. ah. waaw maa ngi kontaan bu baax je crois que affaire bi dafa am problème je crois que y a un problème parce que man dégguma leen déggatuma la Pape allo je t'entends pas. voilà bon ñun ñu ngi la doon dégg dama bëggoon noppi pour bañ a waxaat parce que bu ma waxee le temps wax ji di jógee Sénégal di wàcc Charles de Gaulle di jël train di dem Toulouse voilà ça peut prendre du temps mais bon mën naa métti mais quand même moom Mapenda ay kàddoom daf ci am solo voilà te TGV bi du daw saa su ne et que ñoom ñu ngi confinement voilà mu goog Tom Kebs Mapenda waxam da ciy am solo lool xam naa ne dina dugg léegi mais bëgg naa ñu taxaw tuuti ci jaaga ñu ngi koy masawu bu baax am naa chance su toog dem ba këram mu def témoignage ci jëkkëram ñu teg ko ci télé ci borom këram
mu wax ma wax boo xam ne daf ma marqué ba léegi. maa ngi koy gis ci archive waaw bi effectivement daf ma marqué. ne ma Kebs Thione yàlla damaa yaakaar ne daf ko defar rek pour man kese. ne ma Kebs boo ma rombee nuyu woo ma. moo tax bëgg ko woon bokk ak kenn. bëgg ko woon loolu la ma wax mu ne ma soo ma rombee nuyu woo ma wax na dëgg nag. boo ma rombee nuyu woo ma sax Thione bu la rombee du la nuyu. wallaahi ne ma Kebs daal dama yaakaar ne Thione bu ma continuer di wax sax yàlla bu ma cat topp mu nekkoon loo xam ne daf ma marqué bu baax a baax a baax marqué képp parce que bi ma ko jëlee partagé gis nga ni ko nit yi def muy mel ni li ñu koy wax tout le temps rek derrière chaque grand homme il y a une dame mu nekk koo xamante ne taxaw na jëkkëram li ñuy wax naan layoo bi jeeg bu doom yi màggee attele mu nekk koo xam ne dañu Sénégal yëpp a ko xalaat Sénégal yëpp a ko xalaat ñu koy ñaanal yàlla may ko xolu muñ mu gën a uufi yaboot gi yàlla may ko gudd fan ak wér mais loolu moom nekk na loo xam ne marqué na ma jàpp na pit ci carrière ki nga xam ne moom moo di Waly première émission bi ma def ak moom dafa taxaw am lu mu wax ak man mu nekk une grande dame boo xam ne tey jii képp ku yeewu Sénégal war nga ko ñaanal tamit ndax ñàkk na. parce que depuis dimanche nit yaa ngi koy ñu ngi koy xalaat léegi imagineel Pape ak ni mu jegeentoo woon ak moom. yàlla sunu borom def mu denc ko ba pare mu gis mu wàññeekuwaat. dootu leen gisante. hôpital léegi ban état d'esprit mu war a nekk këram. war a delluwaat ñibbi. sans ki nga xam ne. pendant combien d'années yéen a ngi nekk. ki nga xam ne sa xarit la woon. sa lépp la woon donc. yàlla na ko yàlla may xolu mu da nga koy xalaat ñun ñoo ñàkk. waaw waxatuma la ak moom. sànq rek Assane Ndiaye mi ma koy wax tamit. comment il doit se sentir fekk bi maa ngi koy wax ci benn. mais nag ki ne comme borom këram ku gëm yàlla la. si. ki ne moom nabiyan ki ne moom keroog ñu ngi koy waxtaane ñu ne. ki ne dafa dem ba moom dafa changé nag. ci yu bari. man moom moo ma waxal boppam. ñu ma ndekkete moom day sang ay néew man ko yow da ngay sang ay néew Kiné Diouf mun ma waaw musuma xalaat ni Kiné Diouf dina ñemee dem bay sang ay néew man ko Kiné baal maax Kiné da ngay sang ay néew mun ma Ousmane commencé dugg ci ay kii yoo xam ni ci waxtaan bilaay bon très profond bilaay Assane Ndiaye sànq bi ma wooyee ñuy waxtaan ci ay mbir quoi dama ko ne man neexul ba neexul mais man xalaat naa Kiné rek. Kiné xamul kenn ku dul Thione. sincèrement. moo tax depuis dimanche moom lay xalaat. kenn fan la nekk nii actuellement vous ne savez pas. actuellement elle est à la maison. elle est à la maison mais mënut a wax nit la koo xam ni ba pare dafa sell. te it complicité bi mu amoon Thione boo xuloo woon ak Thione tey moom moo lay jubóole ak Thione. ndeysaan. mooy ñëw Thione déet yow moom xam nga lii moom du ma ko seetaan daal di woo Mapenda mi ngi may dégg moom mi ngi may dégg defar rek ñaw da ngaa tàng ni nga mel kii daal ba pare baax sell gis nga sang néew yooyu ngay wax doomam ji di Waly noonu la mel bien avant muy siw nii dama toog sama kër ñu ni dañuy dem principal mun xew néew yi nga xam ne kenn identifié wu leen gisuñu seen i njaboot mu jël leen jox ay imam ak ñu leen sang ak ñu leen denc ba Yoof ak ay lekk yoo xam dañ koy yóbbu hôpital Waly Seck nit ñi nañu maanu ci nit ñi nañu maanu ci nit ñi te moytu leen. parce que Serigne Sall loolu dama mos a dégg Fatou Gueye wax ko Fatou Gueye mu ne bëri na ñoo xam ne bu ñu déggee waykat rek ñu wax ci moom lu ne. Fatou Gueye noonu la Fatou Gueye doo ko jot jeudi. parce que démb maa ngi def benn émission jeudi. yow man mi maa xam Fatou Gueye non man ndeysaan guddi àjjuma ma ci def yëfu àddina mooyu ma damay woor c'est-à-dire ñoom ñëpp am na ñu am jege lool sunu borom donc Mapenda nga ñuy paas ni sa micro jox ko ma Mapenda la waaw ci micro bi la Mapenda woon nañu la léegi waaye réseau bi moo baaxul noonu dëgg la Pape waaw léegi gars yi nee nañ ma que ñu ngi may woo ci beneen. voilà ñu ngi lay woo feneen waaye Salam daf la décroché en direct mais libre la àddina yëpp a ngi dégg mën nañ ko def plan B. mais je crois que plan B bi def c'est mieux. voilà moo gën. voilà maa ngi lay dégg bu baax nii léegi maa ngi lay dégg bu baax macha allah. Sénégal yëpp a ngi lay xalaat bi sa mag ji demeek léegi noo ko dundee. waaw Pape
wallaay metti rek ba voilà kenn mënu ko natt parce que bekkaate na metti na mais bon dañuy delloo suñu bopp ci yàlla rek parce que sant yàlla suñu borom julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñuy ñaari wayju di sant Sëriñ Tuubaa Mbàkke Xaadimu Rasuul di sant suñu buntu ci kër Sëriñ Tuubaa muy Sëriñ Mbàkke Madina bàyyi Sëriñ Cheikh Bombali Mbàkke sama sëriñ waaw di nuyu kilifa diina yëpp di leen ziar bu baax di nuyu kilifa aada yëpp di leen ziar bu baax di ñaan suñu Sénégal googu yàlla na fa jàmm sax yàlla na fa jàmm yàgg. jàmm rek fi am incha allah. waaw barke ñu bi tëdd donc di rafetlu seen plateau bi ngeen def tey nekk na plateau bu spécial ci man. waaw parce que jëmm yooyu fa toog damay commencer par maître Ousmane Seye moom ba ñu xamante boobu mi ngi nekk ENAM dëkk kër ñoom Awa Diagne ndeysaan booba la ñu xamante macha allah mu nekk nit bu humble nag nit bu am colère boo xam ne bii tey bu doonee avocat nee na bi ngay takk nabu ci kanamam la doon ci àdduna mais xam nga Pape dama mënta wax lépp ci benn émission déedéet wallahi waaye li tax ma njëkk ko cité parce que dañu am jaar-jaar moom sama lépp la wallahi Seck waaw moom sama lépp la moom mi ci ñi ñaari woon seeni bundur ca mariage ba ca la bokk moom mi maître Ousmane mu xam ko nag wallahi et puis fàttewul dara bàyyiwul dara macha allah damay tënk rek parce que da ngeen plateau te bëgguma yàgg wallahi waaw di rafetlu toogaayu monsieur Diagne borom Fojeka di xaritu coon di wëlëreem moom it ba mu jàppee ba tey bàyyiwul ndax Fojekaam googu ku am colère ndax ba mu ko sosee mook coon ba tey at mu jot ak lu mën a xew artiste bu mën a ñëw coon fekk ci la nekk macha allah donc te moom it dem naa ba bureau ñu toog waxtaan bi grand bi amee problème ndeysaan mu sonn ci trop loolu la ñuy nettali léegi waaw ñu waxtaan maak moom sottantey xalaat donc yàlla na ko yàlla voilà defal jàmm donc voilà bi ci topp mooy jëf ci am moom di suñu jigéen ñu yàgg lool nag ba dara dul dara ndeysaan ñu xamante ak moom muy nit ku jàmbaare jigéen bu jàmbaare jigéen bu boo xam ne bi adunaan yëpp daf ko ñafe macha allah ci gàttal rek waa dem ci Salam Diallo moom sama doom la ndax maamam aji nday neen Kumba Joor ma nga ca àllaaxira ma nga ci dëgg maa ngi ci fenn moo ma woo ba ma ñëw fekk mu jóge Makka woo ma ca kër ga ba ma ñëw mu taaj Salam moom ne ma penda man lay mag laa te Salam mi sama sët la waaye man lay wax yaay moo ko yar waaw waaye du sama doom man maamam laa man ko man xam naa ko mam boy mu ne ma damaa xool naa jàng naa xool naa ba seet naa ba sa jikko moo ma doy sa jikko doy na ma ne ma nag Salam mi maa ngi la koy dénk adduna ak alaaxira
sama fekkee sama wute bés ñi ngi tey mi ngi nii toog dénk naa la ko adduna dénk naa la ko alaxira kon noonu la demee mi ngi noonu toog di ma dégg voilà Papis Ndiaye moom voilà dañ koy sant rek parce que voilà di ko remercier di ko wax ni ko Papis bravo gis naa plateau yi ngay def ci yëpp fu ne yaa ngi fay daw macha allah donc yow coon sa papa la sa lépp la macha allah waaw di wax Ousmane Seydina Ousmane moom sama rakk nag di ko sant lu ndax xale bu yaru la xale bu am diine xale bu ma déggal la te su ma ko yeewoon xaaju guddi ne ko Ousmane daay demal ma Tambacounda dina jug bàyyi fa jabaram bàyyi fa njabootam dem defal ma li ma bëgg yow nag yow suma frère nga yow yàlla moo ñu boole yàlla yow aw ma sax lu ma lay wax lu dul ñaanal la rek fanu gudd wér ñaanal ko ñëpp ak bépp jullit amin amin ma penda amin 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 allo voilà man ko balaagu nag coon suñu man mooy sama référence mooy sama sëriñ mooy sama parce que mooma lu ma mën tey wala lu ma xam wala tey lu ñu may nawe wala tey lu ñuy wax naan Mapende mën na lii wala mën na lale c'est grâce à lui man mu lu ma xam moo ma ko jàngal moo def ci man fulla fayda fit am jom doylu dinaa bëgg suñu bàyyi defee ci ñun ak diine l'islam macha allah voilà donc Pape maa ngi jàlle àddina yëpp wax dëgg yàlla parce que depuis dëj bi ba léegi damay wuyu téléphone ba 3 heures du matin wallahi loolu am na dans tout le monde Pape maa ngi jàlle ñëpp parce que ñun ñoo bokk ak moom comme li Ousmane wax léegi mais adduna moo ñàkk coon adduna moo ko ñàkk dëgg la de waaw man bi maanaam yi ma mujjee wax ak moom avant may voyage di ñëw sama voyage bi daf ma woo téléphone ne ma xam nga ma ak moom nag ndeysaan dañoo amoon benn complicité boo xam ni dafa àndoon nag dafa àndoon nag ak rusante mu woo ma téléphone ne ma di ma mbalak ne ma yow jàng nga français ma ne ko grand yow te nga wax li nga bëgg a wax rek naan mais jàng nga français yooyu moom mën naa ñàkk xam nga ni man yow xam nga ni man jàng na wallaay xam nga ne ma ne ko grand wax te nga wax sa soxla rek moo gën xam man ak moom nag ay soxla ñu macha allah man ak moom ni ma mel ak moom Ousmane moom leer na ko ñun ñaar ñoo ko mel ci famille bi macha allah ma ne ko grand waxe sa soxla mu ne ma kon boog va bene su demain à 17h na nga ñëw kër ga incha allah ma ne ko waaw mais léegi ma ne ko léegi soxla bi est-ce que mënu ma koo xam mu ne ma yow daal ñëwal rek ma ne ko baax na kon bu subaa jàmm dinaa ñëw incha allah ma dem bay raccroché mu dem bay raccroché dama fàtte naa gis naa waaw mu ne ma gis naa ku la dàq way ma ne ko bon ku ma dàq way man mu ne ma ne ko kooku de yàlla na ko yàlla defal jàmm man de man mënuma dara mariasin man taalube laa rek man damay jàng rek man taalube laa mu ne ma en tout cas daal gis naa ko la dàq way ma ne ko kooku de yàlla ko yàlla defal jàmm mu ne ma kooku tamit bu subaa boo ñëwee dinaa la wax kan la ma ne ko d'accord te léegi sama dem këram ma ñëw dugg fekk ko ci studio bi ma nuyoo ba pare mu ne ma
dem woy li muy woy. Thione dégg réseau bi waaw. ba mu nekk ay français rek. mu tëral ma ñaari feuilles quoi mu nekk ay woyu tubaab ay français. ay français waaw. tu seras waaw. waaw. après mu ne ma téye feuille mu ne ma amul toog di xaar de dama ma ne ko gara defal ndànk nag. defal ndànk nag da nga maa jox ay feuille. bàyyi ma liir ko te jàng ko. te woy yi ma jox ay woyu tubaab la du woyu géwél. ma penn nag yaa fi manqué xam nga téléphone bii sax neexuñu. kañ ngay ñibbi si nag yàgg nga ci Toulouse googu ñëwal nga nekk li ñuy de vive voix. bon réseau bi la xam na. il faut ma fàttali ko démb. waaw ma penn waaw. réseau bi la. téléphone salaam bi. waaw téléphone salaam bi. xam naa. sa téléphone bi sax mu ngi bëgg a déchargé wu ma penda dinañu ko jéem a woo mais ñu ngi xaar mu ñibbisi quand même heureusement ba jumtukaayu xarale yi moom toujours ça sert voilà donc ci téléphone salaam la mujjee wootee ñu may libre ko doon déglu ay kàddoom du ñu doyal nag ci ma penda ndax ma penda moom ba pare macha allah lépp lu seen famille bokk bu woyee ñu ne ak a mën woy macha allah donc defe naa leer gi yal na tasaaroo rek ci famille yu Thione Ballago Seck yëpp ci doomu Ousmane yi ak doomu Mapenda yi di sant yàlla nag bu baax parce que am na ay mbir yoo xamante ni bu dalee li war ñëpp rek mooy ñu sant loolu borom xam-xam yi jàngal nañ ñu ko et 5 mètres yaa ngi doon wax lu am solo ci Kiné la ñu tolloon. waaw Pape il faut que ma wax ci Kiné parce que Kiné xam nga moom jëkkëram muy Thione Seck artiste la. mais Kiné moom li may njëkk a seede ci moom mooy jigéen bu gàtt tànk. Thione way na ko. Kiné du jigéen boo gis boo xam ne da ngay daje moom ci mbedd. fu ne. ci la plupart du temps buy génn moom ak jëkkër may génn. man à chaque fois Thione Seck di ma seet si guddi. day ànd ak Kiné parce que sama xariti jabar la. sama xariti tantay jabar la. maam Penda lii. maa ko présenté Thione Seck mais tey dama ko jaale Thione Seck. ba Thione Seck génne àddina léegi xippiwul. nii la ñu mel. sama doom bi ma àndal tey kër Thione Seck bu jigéen sama caat bi xippiwul ndax ni leen Thione Seck buggee. waaw mënuñ koo imaginer même sama jabar elle est fondue tey biñ demee kër Thione mais seede de Kiné jigéen ju baax la. jigéen bu uuf ay njabootam la. ganu duñ koy gis sax muy génn léegi peut-être que Waly bi nga xam ne doomam la te ñëpp xam nañ diggante ak moom yenn taay sax Waly buy tëgg yenn saay sax Kiné génn loolu moo tax mais bu njëkk ba kenn daaw ko gis ku Thione Seck du tëggee woy na ko ci jaaga moom presque seexu Thione Seck la moom la xam moom la miin ca tey vraiment am na lu ko métti mais ni ma gisee ay doomam yi taxawee seen baay même ñu jigéen ñi muy Bintu ak Muumi ak rakki Aïcha ak rakki Waly Mohamed xam naa ne dinañ taxawu seen yaay waaw mais ni ma leen gisee dinañ taxawu seen yaay ba seen yaay vraiment xaw a xolom giif parce que aussi doom yoo xam na lañ doom yu responsable lañ man seen taxawaay bi ma gis seen baay génnee àdduna naw naa leen ci te xam naa ne leen war seen diggante seen dañ ko def parce que seen yaay moom wax dëgg yàlla bu ñu buggee wax dëgg rek mooy nekkatu bu ngeen buggee dégg dëgg rek mooy seen yaay boobu ma nekkatu bu ñu xalaat ne Thione Seck dem na bàyyi ko fi loolu mënu ko supporter mais nag alhamdulilahi rabbil alamina bi mu amee ay doom yu jigéen ak yu góor yoo xam ne suba ak ngoon ñu ngi koy taxawu di ko dëfal loolu mooy alal njaboot Mapenda man presque ni ma mel ak Thione Seck laa mel ak moom maa ngi koy wax léegi ne ko frère foog naa jabaram bu njëkk muy Seynabou Ndour di rek Youssou Ndour ci ñu ko ñaani woon laa bokk parce que Seynabou boobu
daawul jóg suñu kër ma penda mu ngi koy wax léegi man Point laa dëkkoon sama kër turandoo ba nekkee fii université sama turandoo dafa woon ay Cheikh Adama ak Awa Diagne ñooñu xarit yi Seynabou lañ foofu la ma penda gisee Seynabou ba takk ko donc man ñi dox ci sëy ba sax ca laa bokk ca bañ ko takkee fekk man ma am jabar toujours ma penda sama kër ak Seynabou dinañ fa añee dinañ fa reere dinañ fa ndékkee boobu ba léegi nag moom bàyyiwuma ma penda wax dëgg yàlla may na ma cër sama xarit la te day yóbbu ak moom Assane Ndiaye mi ngeen di gis noonu la ma bëggee noonu la mel ak moom comme Ousmane bi ngeen gis extra moo tax buñ ma laajee ci affaire Thione Seck dama naan Thione Seck du ma avocat yam du ma sax xaritam dépassé naa foofu mbokk lañ parce que bu ngeen demee ba nga xam ne seen jabar yi nii lañ mel seen doom yi nii lañ mel samay ay doom ak doomi Thione Seck du ñu bàyyante biñ dencee Thione Seck ba pare tey bi ma demee kër Thione Seck par exemple am na ci kenn koo xam ne dafay liggéeyal Thione Seck moo yoree Balago TV bi le lendemain biñ suulee Thione Seck ba pare sama taaw ñoom bañ demee ñoom waali bañ demee ci armée fa lañ fekk sama taaw ci tomb bi waaw ma muy dem tàgguma moom suma taaw biñ suulee Thione Seck ba pare le lendemain dafa xëy di dem di siyaare tomb bi kooku mu dema sa doom fa la ñu fekk ak waali te bi mu ñëwee waxuma ko sax nga xam ne kii bëgg bi mu bëgg Thione Seck doy na waar ki ma leen di wax muy Mam Penda kooku ni mu bëggee Thione Seck amu ci sago ba léegi donc vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla xale la ko àddina ka moom yaakaar allahumma amin ñu dem 2008 Bercy boobu Youssou ak Thione Seck ci même scène